asalaamaaleykum mbokk Yoff ñun waa association Jàmmalaay Yoff bokk ci fédération Pencum Ndakaaru ñoo leen di nuyu dañu nekk tey fii ci suñu siège nga xam ne aussi fii la suñu centre de développement intégré de la petite enfance CEDIP El Hadji Tafsir Ndiaga Gueye nekk ñu bëggoon waxtaane ak yéen lu jëm ci wàllu rentrée des classes waaye ngeen may ñu rek ñu rappeler leen tuuti association Jàmmalaay Yoff lu mu tëddee dafa nekk benn ci juróom-benn association yi nga xam ne ñoom ñoo boole seen bopp nekk ci fédération Pencum Ndakaaru muy Cambérène di Dalifort di Guédiawaye di Wakam ak Sébikotane ñun ñu nekk juróom-benneelu association bi dañu boole suñu bopp depuis 2012 tudd benn fédération suñu siège nekk fii ci cité Apexi 2 ci wetu parking bi ñuy àndandoo di xalaatandoo am benn CA fédéral mais aussi fii au niveau local ñu am fi suñu CA bi nga xam ne mooy administrer l'association Jàmmalaay Yoff li ko tax a jóg nag mooy xale yi nga xam ne dañu nekk ci famille yoo xam ne ñenn ñi seen loxo jotul seen gannaaw ñenn ñi bu ñu amee it amuñu lu ne gàññ ba mën a satisfaire lépp li nga xam ne seen doom yi yittewoo nañu ko moo tax ñu fédéré suñuy force ñun ñëpp dans la solidarité pour jàppalante suñu biir ba xale yooyu nga xam ne ñoo judd ci famille yooyu dañu nekk entre 0 et 24 ans le minimum bi ñu soxla pour mën a dund pour mën a jàng pour mën a nekk tekki ëllëg pour mën a dimbali seen wejjur ñu jéem a seet nu ñu leen koy dajalee service yi ñuy def bari na dañ ko def par tranche d'âge de 0 à 5 ans de 6 à 14 ans et de 15 à 24 ans tranche d'âge bu ci nekk rek am na programme yu ñu la jagleel mais tey li ñu tax a daje fii mooy ñu wax ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci entre 3 et 5 ans da nga xam ne ñoom la ñuy waajal fii kenn du fi jàngale dañuy waajal xale yi ba nga xam ne bu ñu duggee école dañu nekk dans les dispositions de recevoir le savoir académique bi ñu leen di dispenser bu ko defee mu mën leen jariñ ëllëg ñu mën tekki donc sans plus tarder damay jox kàddu gi Binta Aimé Seck bi nga xam ne tey moo fi teewal Marème Sène di directrice bi dafa am ngànt donc tey Binta Aimé Seck moom mooy wax ci turu ñi fiy jàngale bu ñu paree danañ toppante kàddu gi incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk waa Yoff maa leen di nuyu samay yaay samay tante samay mag samay rak maa ngi nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax bi ñuy yàlla ñu may fekkeewaat ouverture bi nii ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla ñu ubbi ci bisimilah rahmaani rahim te tëjaat ci alhamdulilah rabbil alamin maa ngi tudd Binta Aimé Seck maa représenté directrice bi monitrice la fii ci CEDIP bu Yoff muy centre de développement intégré de la petite enfance waaw association Jàmmalaay Yoff nag personnel bi directrice bi mu ngi tudd Marème Sega Sène man maay Binta Aimé Seck Aminata Mbeng moo ngi nii toog ngi nii Tata Ndey Awa mooy chargé du bien-être des enfants lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum set gi entretenir xale bi ba nga xamante ne dina mën a dellu ci waajuram ni mu ko indiwee woon fii nii loolu yëpp moom day gérer loolu noonu kii ni moo man tata tonton Abbas mooy sécurité bi moom mooy nii ci biir mais am nañ fi 3 classes am nañ petite am nañ moyenne am nañ grande fii nii dañuy préparer xale bi à ce que bu demee élémentaire mën a suivre cours yi du garderie ñëw denc xale bi heure bi jot mu wàcc déedéet ba pare dañuy suivre programme boo xamante ne muy nekk curriculum de l'éducation lépp lu nga xamante ne lu jëm ci wàllum jàngale bu sell boo xamante ne xale bi bu ëllëgee day nekk ku remarquable yu mucc ayib moom lañ fi jàngale programme sur programme dañuy ñun ci curriculum rek la ñuy liggéey fi gérant muy tudd Mamadou Assane Diène moom mooy gérer lépp lu nga xamante ne lu jëm ci waarum ki administration bi yoon moo ci jàppale directrice bi waaw am nañ fi tamit koo xamante ne bu ñu wàccee moom mooy ñëw ci wàllum set gi lépp lu nga xam ne set la muy tudd Marème muy dëkk Ndëngaañ dafi teewul dafa am ngànt mais moom moo yor wàllum set gi ci école bi am nañ fi tamit toilette
toilette di ñaari toilette la muy toilette des filles toilette des garçons ñu am fi cuisine am fi magasin direction baa ngi nii ludothèque baa ngi fii nii ak 3 classes yi loolu la woon ak maître arabe bi muy tudd Issa Ngom moom tam daa am ngante teew fi moom tonton Issa Ngom ku ñëw moom mooy yor wàllum alxuraan gi di lépp lu nga xam ne diine la lu jëm ci séddi bi moom loolu sarjam la fi yëpp du nuyu képp ku fi taxaw teew fii nii waaye ñun ay relais communautaire lañ ñun ñoo yore affaire yi communauté bi ci xale yi ñoo yore affaire nutrition bi ki yore nutrition bi dafa feebar moo tax ñu wut mais daanaka ñun ñoo ko remplacer ndax li muy def yëpp presque ñun ñoo koy bokk xale yi nag ñu ngi woo ñëpp pour ñu ñëw inscrire pour ñu ñëw jàng parce que fii nii li aimé wax nekku garderie préparation xale la ci école bi lépp loo xam ne lu ñu la war a defal ci école ba fii lañ koy commencé dinañ koy jàngal fii nag lépp loo xam ne rek yaakaar nañ ne rek bien-être la rek am na fi ñu ngi leen di jàngal dañ leen war a jàngale ñu ngi leen di jaarale fi leen war a jaarale ci set am na ñu ko fi toppatoo ñu ngi leen koy defal bu xale bi defee lu nguur def fii nii sax am na ko koy toppatoo xam ne da koy defal ba bu ñibbee du am problème bu dee seen i lekk la suñu dikkee di leen entretenir toppatoo leen ñu lekk li ñu lekk def li ñuy def ba seen ñibbi jot duñu am benn problème fii du école boo xam ne dañ leen ñëw rek teg leen fi di leen tàccul di leen woyal ba seen ñibbi jot ñu ñibbi au contraire dañ leen di jàngal lépp loo xam ne xale bi dañ ko ci éveiller daf ko war a def rek dañ ko koy jàngal fii ñun ñoo yore affaire yi groupe de jeu bi pour xale yi ci communauté bi la ak xale yi nekk ci école sédib bi dañu leen utal ay foyekaay di leen di éveiller ci foyekaay yi di xam li ñuy bëgg ak li ñuy bañ ak li ñuy def yëpp dañ leen ko ciy jàngal di toog ak ñoom di toog ak seeni waajur di leen defal ay causerie di waxtaan ak ñoom ci mbiri xale yi ci seeni feebar ci seeni lekk ci seeni lépp ak ni ñu war a téye xale yi ci kër gi ak ci mbedd mi loolu yëpp dañ leen ko ciy wax Maguette Diagne moo waroon yoroon affaire nutrition bi dañuy def chaque 1 mois presque danañ jël xale yi ñu peese leen suñu leen peesee pare ñoo xam xale bi faible ak xale bi nga xam ne am na avantage xale bi faible dañ koy poursuivre ca këram dañ koy wax bu dee dafa feebar day na ko mu yóbbu ko hôpital ñun ñoo koy poursuivre ñoo koy toppatoo di seen lekkam ndax baax na ak lekk baax di dem ci seen kër yi di ko lijjanti ay yëpp dañ koy def bu dee buñ paree ci kii bi nii dañ leen di toggal ci biir école bi bañ naka bu ñu leen togg sax dañu oo seeni waajur ñu ñëw toog indaale seeni bool bu ñu leen joxee ñu lekk ba pare ñu tibbaleen yóbbu leen wan leen ni ñu koy toggee wan leen ni ñu leen koy joxee ak ni ñu koy defaree parce que ñun suñu togg lépp loo xam ne duñ ko def ci waruñ ko def ci ñamu xale duñ ko ci def ay bouillon yeeg ay poobar yeeg ay affaire dañ leen ko def loo xam ne dafay naturel li nga xam ne moo baax ci seen santé donc ñuy oo communauté bi di oo waa Yoff te xam ne fii seen yëf la yëfi xale yi la ñu ngi leen di oo ngeen ñëw indi seeni xale yi ñu préparer leen toppatoo leen moo gën ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu ak teen ak nekk ci géej gi loolu daal laa xam ne man amoon naa ci li ma leen ci wax wasalaam ngeen jéggal ma. waaw salaamaaleykum mbokki waa Yoff ñu ngi leen di nuyu ku ne si turam ak santam comme ni ñu ko présenté sànq man maay Mamadou Assane Diène maay gérant bi di wax tuuti rek si li nga xamante ne man moom laay nekk si dispositif bi nga xamante ne moom lañ teg si sédib bi ñu fiy jàngale. donc man ma yor lépp loo xamante ne moo jëm si wàllu finance bi maanaam inscription yi ak fay yi nga xamante ne xale yi moom lañ ñëw di def ak parents yi weer bu jot di fàttali rek ne inscription yi dañ ko ak mensualité yi dafa am ñaari pàcc bu njëkk bi mooy xale yi nga xamante ne dañoo bokk ci projet bi ñooñu seen inscription 6000 francs la parce que fédération bi moom mooy jàppale projet bi di joxe leneen li ci des mensualité bi 3500 la su dee ñi nga xamante ne nag bokkuñu ci projet bi te bëgg a jàng ci fii ñooñu ñu ngi inscrire 12000 mais seen mensualité 6000 francs la donc loolu mooy wàllu finance bi beneen pàcc bi nga xamante ne dina ci jàpp ci liggéey bi mooy ci wàllu administration bi parce que am nañu directrice boo xamante ne bi moom moo yor lépp loo nga xamante ne moo jëm ci wàllu programme yi nga xamante ne moom lañu fiy jàngale te dafa yore classe aussi looloo tax quelquefois ñu koy jàppale ci liggéey bi pour que loolu mu gën a yéwén. beneen bi ci wàllu sécurité bi la dinañ veiller ci xale yi nga xamante ne yëpp dañuy ñëw fii di jàng ci parce que duñ leen bàyyi rek am na ci ñoo xamante ne ay xaw nañu féete mag tuuti ñooñu ñooy yóbbu seen bopp seen kër mais balaa ñuy génn da leen di accompagner ba ñu jéggi tali bi
pour que ñu mën a dem seen kër si jàmm dara bañ leen a jot si yoon bi. ñi nga xamante ne nag ñeneen ñi la ñooy gën a féete ndaw seen i parents ñooy ñëw di leen jël si ñuy lancé waat rek appel rek si parents yi nga xamante ne ñoo am ay doom ñuy jàng si fii ñu jël seen i responsabilité di ñëw di jël si seen i xale. parce que dëkk bi léegi dafa xaw a wóoradi te bàyyi sa inscrit sa doom ba pare bàyyi ko doo ko jël si loolu dafay xaw a doy waar. donc loolu laa amoon si lu may wax si wàllu gestion bi. semaine bi ñu génn nii dafay continuer ba si mois octobre bi ñuy ñaan parents yi aussi. ñu teel a inscrire seen doom parce que fii école la boo xamante ne dafa xaw a wuuteex yeneen kii yi wax nañ ko du école yi nga xamante ne traditionnellement dañ leen xam fii centre de développement intégré de la petite enfance la ay programmes yu bëri moo fi am. donc loolu dafay tax ñi nga xamante ne yëpp ñoo fi am ay doom ñu xam ni ñu yore seen doom donc li nga xamante ne mooy inscription yi commencé nañ ko comme ni ma ko waxee woon sànq wax naa prix yi donc loolu bépp parent boo xamante ne daal bëgg nga sa doom ñëw jàng si fii nga teel a ñëw parce que classe yu jaatu la mais li ñu fiy def si ay xale dañ ko xaw a limité parce que dañuy tenir bu baax compte si li nga xamante ne mooy qualité jàngale bi ak xale yi ñu nekk à l'aise si biir classe yi donc loolu appel la aussi bu ñuy def pour que parents yi mën a teel a ñëw inscrire seen doom. waa Yoff maa ngi nuyu mag ñi di nuyu ndaw ñi góor ak jigéen bon man maa ngi tudd Makhtar Abdoulaye Ba ñu gën ma xam ci Dada. maa ngi bokk ci comité de gestion bu CEDIP bi centre de développement intégré de la petite enfance bi nga xamante ne moo nekk Yoff waaw man comité de gestion bi laa bokk maa ngi waxee ci turu le président Cheikh Mbacké Diouf moom moo foroon teew sax mais dafa am gànt waaw ñuy lancer appel la population de Yoff di leen wax CEDIP bi seen yëf la ñoom ñoo ko moom waaw bu ñu ko fi defalee pour population bi la di wax parents yi nga xamante ne ñoom ñoo jur xale yi ñu comme ni ko Assane Diène waxee léegi ñu gaaw ñëw ci inscription yi parce que les places sont limitées waaw defe naa ne classe bu nekk am na limite boo xamante ne war ko dépasser moo tax ñu war a gaaw ñëw di wax nag ñu ngi préparer ouverture yi comme ni ñu koy defee chaque année ci conditions yoo xamante ne condition de meilleure lay doon moo tax ñu bëgg a def lancement bi di leen wax ne nag CEDIP bi population beek moom mais parents yi nga xamante ne ñoom la fi seen doom di jàngee ñoom ñoo ko moom tamit parce que dañuy préparer renouvellement bu ñu ubbee ba commencé jàng tuuti rek dañuy def benn assemblée générale boo xamante ne vraiment ñun ñi ay parents lañ ñi nekk ci comité de gestion bi yëpp ay parents d'élèves lañ ñoom nag ñoom moom assemblée générale bi ñu ngi leen ci woo ñoom ñëpp képp koo xamante ne sa doom inscrire nga ko rek mu bokk ci CEDIP bi rek ñu ngi lay woo vraiment nga ñëw approché bu assemblée générale bi jotee nga ñëw fekkee ko comme ça ñu def benn renouvellement boo xamante ne ñoom dañ leen ci soxla parents d'élèves yi loolu daal defe naa mooy appel bi may lancé waaw di leen jox numéro téléphone bi nga xamante ne mooy bu CEDIP bi vraiment képp ku soxla benn information rek mën nga woote ci 77 137 87 97 loolu mooy numéro bi nga xamante ne boo ko woowee rek vraiment di information boo ci bëgg a am rek di nga ko ci am loolu daal lañ doon nañ ko ci wax vraiment di leen woo nag di leen woo ci assemblée générale bi nga xamante ne moom la ñuy préparer après ouverture yi rek na ci ñëpp parents yi nga xamante ne ñoom ñëpp la seen doom yi di jàngee CEDIP bi ñu ngi leen ci woo jërëjëf. suñu seetaan ñoo ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal di leen wax nag daje bi ñu fi daje tey ngir wax ak yéen jëm ci wàllu CEDIP bi comme ni ko ñi ma jiitu waxee rek CEDIP du garderie bu ne centre de développement intégré de la petite enfance mooy centre bi nga xam ni fa la ñuy waajalee xale yi ndax bu ñu demee ci élémentaire bi ñu mucc ayib ci njàng mi CEDIP bi nag taxaw na fekk léegi defe naa am na ñetti at ñoo ngi dugg ci ñeenteelu at bi waaye nag day baax ñu fàttali lan moo fi waral CEDIP bi président ci ay waxam yu njëkk tudd na association jàmmalaay ak ñu mu ko seqal bokk ci fédération pencum ndakaaru pencum ndakaaru nag boo gisee tey bu CEDIP bi melee nii tey moom moo ko waral donc moom moo ci def xaalis pour ñu réfectionner CEDIP parce que CEDIP bi centre bi amoon na fi bu yàgg mais moo ko ñëw rénover ko tabaxaat ko defar ci ay salles yu mucc ayib équipé ko ba mu mel ni tey ba ku gis rek vraiment sa xel dal ci wàllum préparer xale
fédération aussi yemul ci tabax bi rek chaque année day dugal loxoom ci wàllu subvention lu am doole mu jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo fi jàngale di préparer xale yi jëm ci seen fay ak yooyu fédération bi da ciy dugal enveloppe bu am solo pour assurer prise en charge monitrice yooyu waaye it yemul foofu fédération ci wàllu pédagogie dina matériel pédagogique bi dina si appuyer centre bi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax yemul foofu ñi nga xam ne ñooy monitrice aussi dafa leen di tàggat ci curriculum bi parce que garderie waaye foog mu dëppoo curriculum bi nga xam ni moom la inspection teg pour njàng boobu mën a mucc ayib kon ci kaw loolu la fédération di am taxawaay bu am solo mu jëm ci wàllu renforcement de capacité des monitrices chaque année ci module yu bëri ñoom dinañ leen dolli seen xam-xam pour ñu gën a mën a yor xale yi defe naa loolu aussi lu mat a souligner la ginnaaw loolu am na fi ludothèque yoo xam ne ni ay jeu yoo xam ni waaw pour l'éveil maanaam gën a tàggat xale bi gën a ubbi xelam gën ko préparer donc loolu yëpp fédération ànd seek association jàmmalaay def ci investissement yu am solo yooyu parce que bu ngeen xoolee ci fay gi xaw na néew lool waaye parce que subvention yi fi fédération bi di def moo tax mu toll na bu ñu fàtte tamit ci communautaire lañ nekk moo tax ñu wàññi mais bu fekkoon ni ci école yi ci dañ ko doxalee comme ñeneen école ni ñu koy defee xëy na xale yi dinañ fay ba ñetti junne par weer wala ñeenti junne par weer ndax li école yooyu am ci ñu ko fay fayee lu raw loolu am na fii mais parce que fédération daf ci dugal dooleem bu baax a baax a baax a baax moo tax mbir mi demee nii kon ñoo ngi leen ci woo yéen ñëpp parents yi ñi nga xam ne bokk nañ projet dinañ leen woo teel a woo wax leen ñu ñëw inscrire seen doom yi nga xam ne am nañ at bi pour def ko ñi nga xam ne nag bokkuñu projet it tekkiwul ni bokkoo projet rek doo mën a jàngee fii déedéet képp kuy parent mu soxal la rek ñoo ngi lay taalal loxo nga ñëw gaaw inscrire parce que place yi aussi dañ koy limité waaw salle yu mag la foog ñu limité nombre bi nag mën na dem ba 30 ba 35 par section mais mënul weesu foofu kon ñoo ngi leen di taalal loxo bu baax a baax a baax di leen sant bu baax di leen gërëm wasalaam. loolu mooy message bi nga xam ne moom lañ leen andiloon tey au nom de l'association Jàmmalaay Yoff mais ngeen may ma rek laata ñu tëj gis ngeen yére bi ma sol nii ñoo ngi ci def un extrait un enfant un extrait dañu toll ci jamono boo xam ne il faut ñuy vigilant ñun parents yi suñuy doom yi ñuy jur ñu leen di déclarer ci état civil bi utal leen ay këyit parce que dafa am loo xam ne lii xel du ko mën nangu jur doom nga ëmb ko pendant 9 mois ngénte li fu ne nga dugg fa ut ay moyens pour ne da nga koy ngénte nga fàtte ko déclarer loolu xel du ko mën nangu xale yu bari tey ñu ngi dem ba war a def yenn examen yi à l'école am lu leen di gàllankoor fekk amuñu këyitu juddu ñu ngi leen di ñaan solennellement ku ko fàtte woon ak ku ko defagul ñu ngi lay ñaan rek nga jéem a jege commune bu Yoff ci service état civil nga dem déclarer su doom soo ko deful wala bu dee da nga ko fàtte woon def ñoom soo leen jegee y a un personnel là-bas boo xam ne bi dana la wan voie bi ngay jaar ba nga xam ne di nga mën a wutal sa doom kayitu juddu moo gën nga bàyyi bañ ne année bi muy def examen mu dem école ñu rejeté ko fu ne nga fay dugg sonal nit ñi sonal ko ba pare nag lor ko en plus moo tax ñun fédération Pencum Ndakaaru ñu ngi leen di ñaan képp ku am doom fàtte woon ko déclaré wala jotoo ko déclaré nga dem jege état civil bi nga xam ne mooy fii bu dee Yoff fii da ngay dem hôtel de ville bu Yoff am na fa service état civil boo demee nga déclaré ko mais bu dee aussi dafa am lu manqué ñoom dañ la wan yoon wi ngay jaar ba nga mën ko def loolu lu am solo la pour la protection de l'enfant. beneen bi ñu nekkee fii doon defaraat suñu chantier bi APEXI association pour la promotion économique culturelle et sociale bu Yoff moom moo ñu abaloon benn salle fële ci kër APEXI parce que dafa am ay données yi ñu yore les 800 enfants enrôlés yi nga xam ne moom la ñuy yore di gérer dañu am ay données confidentielles données yoo xam ne yi man li may nekk président bi lépp mënuma ko jël di ko yóbbu suñu kër Maam Mbuy bi wala ñoom Fallou Ndiaye wala ñoom Matar ñoom Binta Aimé ñoom Ndey Awa ñii ñëpp Ndey Socé Assane kenn mënul jël données yooyu wala ñoom Taal kenn mënu si jël données yooyu di ko yóbbu këram
il fallait ñu am un lieu boo xam ne bi lieu bu sûr la en attendant suñu siège bi pare. Donc ci diiru ñeenti at APEXI moo ñu abal foofu benn salle ñuy gërëmaale aussi au passage l'association des étudiants et élèves de Yoff parce que salle boobu ñoom ñoo ko waroon occupé mais bi ñu leen expliqué enjeu bi ci ne ils ont été très compréhensifs di squatter la bibliothèque Ousmane Sembène. Donc bu ñu tolloo ci tey war a déménager pour ñëw fii ci suñu siège dañuy wax merci à l'APEXI, merci à l'association des étudiants et élèves de Yoff pour la compréhension ak personnel ba fay liggéey yëpp ak élus yi ñi nga xam ne ñoo fi jaar ñëpp yombalal ñu ko ba loolu mën nekk. Parce que à partir de lundi suñu administration bi ñu nekkal fële ñoom danañu ñëw taxu fii ci siège bi ñu ñaanal leen ñu muurloo ko te ñu xam ne rek li ñu doon defar yëpp pour liggéey bi gën a mucc ayib la. wax nañ ko sànq waxti ko fii kenn du fi jàngale te ñun utam xaalis taxuñu jokk kii c'est un service communautaire lii du GIE du programme boo xam ne dañuy wut xaalis bépp xaalis boo xam ne bii nit joxe na ko fi na sa xel dal sànq Matar Ba wax na ko y a un comité de gestion boo xam ne bii yéen parents d'élèves yi accompagnés de quelques membres du CA et un représentant de la commune ñooñu ñoo leen di seq ngeen xool ni ñu koy gérer jusqu'au dernier centime lu ne di ngeen xam fu muy dugg kii association Jàmmalaay moom programme bi mais dañ ko utal benn gestion autonome ñoom ñooy daje ci comité de gestion bi ànd ak personnel bi ñun dañuy am droit de regard di xool veiller à ce que orientation yi nga xam ne moo taxoon ñu def ko xool ndax ñu ngi koy respecté. Donc kii c'est un patrimoine communautaire ñu ngi tàllal loxo bépp Yoffois boo xam ne bii lii la tax a jóg mooy luy avancer loo dëkk bi mbir mi nga jàpp ci parce que xale yii nii nekk de 3 à 5 ans sànq Ndeye Socé Sakho wax na ko am na beneen programme boo xam ne moom la ñu tudd groupe de jeu moom moo leen di jël en charge de 0 à 3 ans loolu du xewee fii muy xew ci yenn kër yi ñu tànn fii ci dëkk bi di ko fa defee mais bu ñu xësee ba am 3 ans nag fii lañ leen di indi laata ñuy am 6 ans bu ko defee bés bu 6 ans yi jotee fekk na waajal nañ leen defar nañ leen ba nga xam ne lii ciy des mooy bu ñu góorgóorloo tuuti rek seen waajur yi jàpp ci yàlla mën na leen defal sutura ñu am réussite dans les études parce que éducation mooy investissement bi gën a wóor mooy cadeau bii gën a précieux bi nga xam ne moom la waajur man defal doomam ngir si ndimbalu yàlla ëllëg ma mën a tekki mbokk Yoff asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh